donc dañuy dugg ci waxtaan wi di ko tàmbalee ci bon nuyu naa ñëpp parce que bëgguma mooy loolu waaw maa ngi gis Marie la Mise Viviane Safi Baron sama maman Ndey Diouf sama sister de cœur xam nga waaw yéen ñëpp waaw Fifita One Love sama maman Aïda Touré moom tam yéen ñëpp maa ngi leen di béggee maa ngi leen di jaajëfal maa ngi leen di siyaar waaw jaajëfatee Macky Sall actuellement il est en train de détruire le Sénégal ndax man fi ma bokk tey jaajëf Vito ñu ngi lay delloo ziar bu wér muy Touba li fi xew guddi yi nii ñaaw na trop te Macky Sall moo ko fa indi waaw jaajëf sama gars yi jërë ngeen jëf Baba merci Amin tey li xew Touba bi ma ko gisee sama xol dafa jeex takk ma gënati am raison ak force pour combattre Macky Sall actuellement à travers parrainage bi nga xam ne moom moo ko fi indi pour galgal xam nga am na benn jour su ma juumul semaine bële la def na 2 semaines live u Zahmet mu ngi def live mais ma bindal ko ne Macky Sall va tomber dans son propre piège ne leen nag li ma leen di wax ci kanam di ngeen ko gis mu ngi dugg Macky Sall mu ngi dem di daanu ci propre piège am parce que parrainage bi ci jëmmi boppam xam nga fu muy mujj dem ba ci biir ne waaw parrainage bi nii modalité yii xawma la nag lan génnaat ci ba set wecc parce que son impopularité non franchement ce monsieur est impopulaire Macky Sall dafa uteeg Abdou Diouf nga xam ni bi muy daanoo en 2000 dafa ne xamuloon ni dañuy takk meew di ko jaay juróomi dërëm moom yëgu ko woon Abdou Diouf en fait dafa nekkoon ci benn bunker ñu bunkeriser ko ay Tanor Dieng yi ñoo ko wóoroon xam nga moom Abdou Diouf moom damier la nekk woon palais damier ak naan whisky ak champagne kese di mandi kese xamuloon luy liggéey Abdou Diouf du liggéeykat Ablaye Wade daf moom ay salopard ñoo ko wóor ay ordure ay Souleymane Ndéné Ndiaye fii ay Farba Senghor ay Pape Samba Mboup xam nga Ablaye Wade xamoon na ni en 2012 sénégalais yi mere nañ ko mais il était tellement confiant par rapport ak bilan moo taxoon moom mu amoon confiance que ni dina jàll bu posé waatee candidature day jàll parce que loolu lañ ko gëmloo mais Macky Sall nag moom il est au courant que ni mënul am 15% moom Macky Sall laa wax de mënul am 15% il est au courant sondage yi ñu def yëpp yi mu def loog yi site web yi di def ak ku mu demal sondage bu demee sondage Khalifa Sall duma ko su demee sondage Idrissa Seck duma ko su demee sondage Ousmane Sonko Karim Wade ñëpp dañ koy duma Macky Sall est conscient que ni élection yu normal jaar yoon bu amee Sénégal il sera même pas 3e lu leer laa leen di wax Macky Sall actuellement Ousmane Sonko ko ëpp popularité actuellement Khalifa Sall ko ëpp popularité il a trouvé quoi comme solution le vol technique lan mooy vol technique moom laay ñëw détaillé vol technique bi nga xamante ni waxoon naa leen ko que ni il a essayé maanaam dafa def expérimentation bi ci ay élection ba bon mën naa ni parce que référendum du élection ñoom nag ñu ngi jël référendum bi waaw dañoo gagné Khalifa dañoo gagné kii te référendum consultation la am na ñu ànd ak Macky Sall voté non am na ñu ànd ak opposition dem voté oui référendum moom moo ñëw créé benn kii la rek boo xam ne dafa bëggoon làqatu ci ginnaaw référendum bi pour bañ a wàññi mandaam kese moo tax mu yàq suñuy 10 milliards foofu mais référendum bi li ko taxoon jóg 15 points yooyu nag il est temps sax moom Macky Sall mu wax fan la ci toll 15 points yooyu noonu fu nekk ñu takk fay rajo jël ay géwal jël ay théâtre kat des comédiens lu ne 15 points yi nii di ci théâtre waa Soleil Levant ñépp ndax sénégalais yi sëlëm leen
donc Macky Sall man maa ngi lay laaj 15 points yooyu foo ci toll à part sa forfaiture de 5 ans à 7 ans bi nga def foo ci toll voilà donc ñu gis ne ci consultation boobu ci la njëkk a expérimenter le vol technique sàcc élection techniquement parce que élection dafa am ñaari façon sàcc au sens propre du terme kooku mënul nekk Sénégal kooku c'est impossible dinaa ci ñëw mais vol technique nag vol technique mooy nga jël say préfet ñoo xamante ni moo xam APR la ñu bokk wala ngeen bokk deret moo xam loolu nga samp leen ci dëkk bi préfet yi kan mooy seen chef le ministre de l'intérieur kan moo nekk ministère de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye mu ngi koy waaj a dindi dem def ku gën a piriti encore parce que dafa teg Abdoulaye Daouda Diallo dindi Abdoulaye Daouda Diallo ñoo teg ci gën a bon Abdoulaye Daouda Diallo parce que Aly Ngouille Ndiaye il est pire que Abdoulaye Daouda Diallo parce que pourquoi il est plus intelligent te mu ëpp fit Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye bandi la sàcc la fenkat la voilà kon ñu xam ni élection yii ñu jëm nii Macky Sall est conscient de sa défaite cuisante il est conscient de ça amul adversaire moom actuellement li mu bëgg nag mooy fexe techniquement éliminer Karim Wade éliminer Khalifa Sall te mu ngi nekk di réussir loolu mais Macky da nga fausser say calculs tu n'es pas fort en mathématiques voilà souvent nag dans la vraie vie 1 plus 1 n'est pas égal à 2 tu peux soustraire Karim Wade tu peux soustraire Khalifa Sall mais pas les électeurs de Karim pas les électeurs de Khalifa yaa ngi dooleel keneen yaa ngi nekk di dooleel keneen ah oui man su ma naroon votel Khalifa wala Karim Wade nga ni ñoom ñaar du ñu bokk ok amul problème parce que man gis naa ni Sénégal actuellement le problème du comme ni ko militants yi di defee su dul Karim réew mi di dox déedéet man gëwuma loolu su dul Khalifa réew mi di dox gëwuma loolu Ousmane Sonko kese moo mën a defar réew mi gëwuma loolu je ne crois pas à quelqu'un qui va venir régler tous nos problèmes non le mal est plus profond que ça il faut que tous les citoyens s'impliquent dans la gestion de la nation et de la république il faut gars yi xam loolu il faut que ñëpp impliqué wu tout le monde bañ a toog naan politiciens yi nii politiciens yi naa politiciens yi bu ñuy wàcc di dem raak yow nga toog sa salle naan waaw politiciens yi nii ñoom ñu xeex ba falu après nga neen noonu ñoom ñëpp a yem il faut que gars yi gën a bokk dem seen biir te bañ a mel ni ñoom nag waaw jikko bi nga xam ne ñoom ñu ngi leen koy taxé ñenn ñi ñu bañ a mel ni ñoom fexe ànd ak droiture ngëm-ngëm intégrité kenn bañ la jënd waaw kenn bañ la jënd donc vol technique bi c'est en marche Macky Sall mu ngi nekk di def vol technique actuellement c'est en cours parce que il est en train d'utiliser les moyens de l'État c'est-à-dire ministère de la justice di def pression ci ay magistrats man gëm naa ni Karim Wade actuellement mooy loolu pënd bay bëri rek mais Macky Sall li mu ko jaral man xam naa ko je suis sûr que ni Macky Sall quel que soit alpha du bàyyi Karim Wade mu bokk ñi fiy nekk nag naan dum non kiri Macky moo ne nangam dara Macky c'est Macky qui ordonne les arrestations dans ce pays il faut que ñu bàyyi di nëbbante Macky mooy ordonné arrestation yi 2013 ba tey Macky mu ngi malmené Karim Wade ak waa PDS 2013 ba tey nag waaw Macky Sall est en train de malmener l'opposition Khalifa Sall noonu tey bu ñu demee ba Cour suprême nëggal fële fii doomaraam ji Kandji Kandji am ay dossiers yoo xam ne tout lui permettait d'annuler et de libérer Khalifa Sall mu confirmer peine bi foofu rek xoolal amatul maa ngi dem te ñëw cassation bu ñu fa demee dara lañ dul am voilà dañuy dem ba cassation Badio Camara nag gën a ñëw xoolal mooy loolu Badio Camara il roule pour Macky mais mën nañu
mën nañu yooyu yëpp mën na ko def mais jour élection ba Macky Sall mën naa leen ni surprise am mën na jóge ci ñun citoyens yi ci naka mooy ñu engagé wu patriotiquement nga xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi milité pour Khalifa Sall man pour man mooy Barthélemy mooy Khalifa. Barthélemy candidat la mën na nekk candidat nekk fii nag ñu naan non Khalifa mooy suñu candidat dem ba ci biir parce que parrainage bi niñ ko tëralee nee nañu ki nga xamante ni mooy candidat bi wala coalition bi dafa war a nekk ci fiche de parrainage bi ça veut dire quoi bu ñu demee ba conseil constitutionnel ñu déposer liste Khalifa liste Karim liste Ousmane Sonko dès lors ñu éliminer foofu rek coalition mënatul am ñi nga xam ni ñoo dem ak comme mu ngi mel ni peut-être Goudiaby Atepa kooku par exemple bu demee jàll kooku turam mooy dem mën nga wiiri nag ñëw soutenir ko rek consigne de vote dong ngay mën mais dootoo mën a def coalition c'est impossible donc balaa moo trop tard Macky Sall nañu déjouer ay plan wiiri pourquoi bëgg entêté wu day nekk candidat par force surtout bu candidat nag te loolu yëpp man xam naa ni gëmoo leen ko li ngeen di wax gëmoo leen ko nañu ut candidat yu crédible PDS ñàkkul candidat yoo xam ne mooy loolu Macky nee na Karim du bokk d'accord nee na Khalifa du bokk d'accord parce que nee nañu actuellement rapport de force mais rapport de force dañ ko waroon imposer bu yàgg du yàgg liberté mënuñu tey jii Khalifa Sall rapport de force moo koy génnee kaso du justice mais rapport de force bu ko génneewul kaso rapport de force du ko nekkuloo candidat Karim Wade rapport de force bu ko delloosiwul Sénégal rapport de force boobu mënu koo def candidat waaw rapport de force bi ma gëm nag mooy ca fin ba njeexital ba bu gaa yi demee sànni seen xob sénégalais yi dem jël seen xob sànni ba noppi Macky bëgg ci def leneen foofu dinañ ci ñëw waaw kon nañu bàyyi entêtement bi man pour man Barthélemy Diaz mën na nekk candidat PDS mën nañ am ay awma plan B awma kii di politique loolu yëpp politique la man sama gis-gisu bopp politique la recc ko lal voilà mais au fond de xam nañ ni xel ni Karim Wade mii Macky du ko bàyyi léegi nag yàlla rek a xam ñun suñu souhait suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg suñu combat mooy ñoom dañoo war a bokk par force mais mën nañ déjouer les plans de Macky Sall indil ko loo xam ne il n'avait pas calculé ça mën na nekk mën nañ ko indil loo xam ne il n'a jamais calculé ça dans sa vie nga xam ni plan yépp day tomber à l'eau parce que man je sais que un pur khalifiste su Khalifa ne Barthélemy mii mooy nekk suma candidat képp ku narul voter Khalifa di nga voter Barthélemy ba amaale ma man mii nga xam ne sax yàgg naa ko duma khalifiste Ablaye Wade nga xam ne moom PDS au sens littéral du terme moo ko moom mooy borom PDS góor gi waaw yàlla na ko yàlla may wér ak gudd fan yàlla yokkut bàyyi ko suñu kanam moom tam vraiment voilà Ablaye Wade yàlla na ko yàlla dëgëral waaw parce que vraiment jàmbaar la daal ñun Sénégal dañ ko ameel njukkal moom aussi ku mu désigné biir PDS mën na ay Madické yooyu yëpp waxuñu ko mën na dem sa xolal jël Toussaint Manga la jeunesse jël Toussaint Manga Karim Wade ak ñëpp appuyé ko ñu déjoué mu nekk coalition boo xamante ni benn ngi noonu muy coalition PDS ak ay alliés Khalifa Sall ak ay alliés Ousmane Sonko ak ay alliés parce que Ousmane Sonko man dama gis ni les néo-candidats yëpp pour man jarul ñuy yàqal seen bopp naan dañuy uti ay parrain xawma dara lañ dul am ñëw di am ay 0,0 nangam mën nañ nag bon peut-être bu dee da nga bëgg a natt sa bopp naan waaw mës naa nekk candidat parce que gis nañ ko fi dañuy waxante dëgg man pour man damay tudd tur nag Thierno Alassane Sall Bougane Gueye Dany ay capitaine Dièye
ñoom ñëpp dañoo war a dem nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko coalition boobu noonu dafa war a formé wu naturellement ci sama gis-gis buñ fi nekk nag di jéem a kërën dëgg la élection yi nu candidat yi gënee bëri mu gën a baax mais jarul muy bari Macky Sall 5 coalitions à la rigueur 6 du dem deuxième tour benn bi PDS a koy jiite beneen bi taxawu Khalifa taxawu Sénégal beneen bi Pastef parce que Ousmane Sonko moo bu ñuy waxante dëgg ci par exemple soo gisee ma ni juge dem ak kële nu ñu koy waxatee Thierno Alassane Sall ak capitaine Dièye parce que ñoo niroo parcours ay fonctionnaires de l'État la ñu woon Ousmane Sonko dafa nekkoon ci biir fonction publique doon xeex état ba état radié ko moom démissionné wul de dañ ko radié Ousmane Sonko a été radié en 2016 Pastef ñu ngi ko créé en 2014 kon ngeen war a xam ni ki nga xam ne en 2017 nag la taxaw ne day démissionné muy Thierno Alassane Sall juge dem mais wax dëgg yàlla yaa xëyti dem leen ci ki nga xam ne tey amaana yéen a bokk profil yéen a niroo profil bokk idéologie mais kii xàll keneen xàll dafa doy quoi guerre de leadership may jiitu te leer na leen ni du ngeen am dara sondage bi gën a ndaw bu ñu duggoon marché Sandaga tàllal ñi dul seetaan ñu amul internet ne leen est-ce que xam ngeen kuy capitaine Dièye est-ce que xam ngeen kële juge dem Thierno Alassane Sall ñu néew lay doon kon coalition boobu pour man dafa war a formé wu naturellement pur gars yi xam nga si seeni wax toujours tellement débat bi affaire de Khalifa Sall Karim Wade daf ko occupé ba nga xam ni pur kenn calculé wu leen ci dara te je vous rappelle élection législative yi passé man xam nga kañ laa xam ni pur existé na billahi wallahi bi élection bi tàmbalee ba ma commencé seetaan campagne bi gis ay nit ñu bari mel ni ma naan waaw gars yu vert yi ñoom bëri nañ de ci laa dégg ñu naan pur man leen lan mooy pur man personnellement à ma grande surprise ñoom ñoo ñëw 4e position sans coalition déglu leen li may wax sans coalition ànduñoo kenn pur àndul ak kenn ñoom ñoo demal seen bopp Macky Sall dafa ànd ak 200 et quelques partis PDS ànd ak xawma ñaata parti Ousmane Sonko dafa defoon coalition ñëpp def coalition pur kese mooy le seul parti bi nga xam ne presque dafa demal boppam am au moins 3 députés kon ñu ngi nañu bàyyi xel pur ci débat bi nañ ko bàyyi xel moo tax Macky Sall est mal barré électorat yi muy xañ nit ñi nii bu Khalifa Sall bu Karim Wade Idrissa Seck koy jël Ousmane Sonko pur ñoo koy séddoo waaw ñoom ñoo koy séddoo mais nañu bàyyi xel pur bu baax a baax waaw man pour man c'est bien Serigne Mansour Sy Djamil déposer candidature am c'est bien mais doon na gën comme moom aussi ak pur dañoo niroo profil man pour man mënoon na coalition foofu noonu mënoon na am rawatina ñoom ñaar ñëpp ñi créé parti yëpp ay doomu ay sëtu El Hadji Malick Sy lañ kon boobaa li ñuy dem naan di ko naxee waa Tiwaawan sax naan leen saal bi Macky Sall nangam Macky Sall li mu defal Tiwaawan benn président defal ko Tiwaawan xam nga foog gars yi bàyyi xeet googu noonu dinañ ci ñëw nag après quoi mais loolu foog gars yi bàyyi ko di politiquer ay këru diine ak nangam gars yi ñoo déglootul ay ndigal non c'est dépassé sama gars yi loolu c'est révolu nañ ko wax xalif généraux yi nañ leen ko wax billahi c'est révolu ay maa ngi gërëm maa ngi sant Marème ak maa ngi sant Macky kooku xoolal ñoom la engagé ñun engagé wuñu ça nous engage pas. ma def benn parenthèse rek dégg naa Mbaye Peex tijji làmmiñam wu dijj wu rëy woowu jaam bi mu doon moom bu Serigne Touba dellu woon ci jamono nii ñëwaatoon non moom du bokk ci ñi koy gis
parce que Serigne Touba jaam du ko gis doomaraam moom Mbaye Pekh du nitu dara Mbaye Pekh du nitu dara naka ngeen mën a jëlee autoroute boo xam ne bind naa ko tey ci benn kii autoroute boo xam ne Dakar Touba léegi ki nga xam ne Ndar la jóge di màggali moom bokkul ci màggal gi xanaa murit yi nekk Ndar murit yi nekk Louga Matam Ziguinchor Fatick Kaolack ñoom terre bi boobu autoroute boobu noonu ban njëriñ la leen amal il faut qu'on soit sérieux su ma gisee ñuy jël terre naan waaw xawma lan terre bi waaw de xawma lan plus non allez vous faire foutre ki dëkk Kaolack laa wax dina dund ba dee du mës a gis terre ak bëtam amaana parce que amul soxla bu xanaa mu ñëw Dakar di am lu muy lijjanti te buy ñibbi yoon bi ñuy jaar ak terre bi bokkul ki dëkk Fatick noonu ki dëkk Ziguinchor Saint-Louis Louga Matam yooyu laay tuddee man ay projet de bilan maanaam Macky Sall dafa bëgg a diisal bilan am waaw ay arène nationale ay arena tour xawma lan yooyu yëpp mel ni le reste du Sénégal daal ça se résume à Diamniadio ak Diass loolu mooy Sénégal waaw loolu mooy Sénégal kon nañu xam ni Macky Sall amul bilan Macky Sall su amoon bilan Macky Sall moom lui-même il sait que il n'a pas de bilan waaw Macky Sall ci boppam xam na ni amul bilan parce que ñàkk bilan mooy tax gis nga nit ki boo amoon bilan lii bu doon par exemple en 2007 la ñu defoon par exemple parrainage élection ñu ne parrainage am na 2007 man Abdoulaye Wade laa voté loon personnellement man maay jug demal sama bopp fi ñuy parrainel Abdoulaye Wade ma parrainel ko mais Macky Sall yow il faut que ay sa gars yi di génne ay millions yoo xam ne ci keesu état bi say directeur u ARTP directeur u LONASE directeur u nu ñu koy waxatee aéroport ay Pape Mayel di dégeene rek te malgré xaalis bi ngeen di génnee kër gu ngeen dugg ñu dàq leen kër gu ngeen dugg ñu dàq leen comme ay xaj Abdoulaye Salihou Ndiaye sa tur bi sell na trop mais da ngay déglu waxtaan bi rek ay waneel sa kanam yooyu yëpp gis nga ñun nekkuñ fi di def concours de beauté wala ay kanam ay ragal merci tapet laa ragal laa jërëjëf voilà li may wax bu la amalee njëriñ rek nga toog déglu bu la amalul njëriñ rek Facebook bi yaatu na xam nga dañuy wax daf ñoo ñor trop voilà dégg nga ñu ngi jégalu nag sa tur bi rek rus naa ko nag franchement voilà ñu ngi jégalu bu wér-wér jaajëf donc nga am bilan Macky Sall bu amoon bilan nit ñi ñoo koy dem dar ko wër ko damay pare leen Macky Sall mais tey jii nii Macky Sall ci jëmi boppam il est en train de tomber dans son propre piège moom du matal parrainage bi Macky Sall billahi wallahi mënul nekk malgré que ñu ngi def ay archives xam nga tey bu ñu demee ba malheureusement sama ordinateur dama ko fàtte bureau ba waaw yow Ibra Bichri Thioune yow tam sa tur bi sell na mais je te bloque nga may ñu waaw kay nga baal ñu rek beneen yoon ok xam nga mais vidéo yoo xam ne tey bu ma ko fi génne woon mais da nga naan non mais c'est pas possible Abdou Lahad Ka dem ba biir Touba naan ay sa fukki junni ku fi indi fi ku remplir fiche de parrainage am nga fukki junni di ko naxee chef de village yi fukki junni mooy lan ci xaalis fukki junni 50 000 francs mais ana ngor delloo ziar bu wér Awa Gueye ana ngor moo
tax buñ denkee fii naan ay Macky day jàll dès le premier tour bàyyi leen seen xel mi ngeen di saw waaw seen xel bi ngeen nekk di saw nii ngeen war a bàyyi. Macky Sall doful il connaît la réalité il sait qu'il a échoué xam na ko yéen ngeen bëgg a takk sabar yi retraité Macky meilleur prix yéen gat fii mooy loolu. Macky Sall n'ose pas présenter son bilan man xam nga lu may xalaat que ni armée bi moo nar a protéger Macky Sall bu naree def campagne billahi seul président bu dugg université ñu carte ndem ay kaba waaw premier président bu dugg Senghor dugg na université Cheikh Anta Diop Abdou Diouf Abdoulaye Wade kenn sànniwu leen kaba. Macky Sall yow bi nit ñi doyalee ci yow nit ñi bi ñu doyalee ci yow du tey jour bi ngay dugg université ban année ci la 2015 su ma juumul étudiants yi dóor la ay kaba fa nga waroon xam ni yow Macky tu es foutu loolu musul am musul am tey jii nii ñemewaatoo dellu demal biir université Gaston Berger yow da nga nekk président boo xamante ni Touba Kaolack amul fenn fooy dem di def bain de foule même sa yi ngay inauguré ay Njaga Njaay ak ay car rapide la ñuy dem di dem ba biir Diourbel di fay nit ñi di leen fay pour nga mën a am nit Macky Sall moo tax je vous dis que Macky Sall est conscient de sa défaite léegi ay calcul la def calcul mi nag mooy que ni dafay éliminer Karim Wade éliminer Khalifa Sall téye yenn carte d'identité yi ba nga xamante ni mooy loolu am na yeneen yoo xamante ne mooy fi ma leen waxee ni ñun citoyen nañu impliqué wu fa la ñu war a duggee en jeu mooy le jour du scrutin jour boobu ñun ñëpp képp koo xam ne yaa ngi sympathiser waxuma la sax militer na nga fexe bureau de vote nga dem siéger fekkee da nga war a fekkee waaw parce que foofu rek la Macky Sall mën a sàccee ba gañe wàññi xob yi PV yi dañuy defar ay faux PV waaw moo tax PV yi nañ koy xool bu wér téye ko waaw Macky Sall élection bi ma leen di wax ne tout à l'heure je vous ai dit que ni ci référendum bi la njëkk a testé sàccam référendum bi lu mu def ñi nekkoon ci biir ski bi maanaam camp du non amuñu ñu war a ñëw voter ñoom ñu am liste ñi war a voter mu bëggoon ko def ci HTCC xawma au conseil des collectivités territoriales Barthélemy moo ci xëpp kaani ne leen bu ngeen ko fi bëggee def dañuy am fichier bi par force sinon ñu xëpp ci ndey kaani ci lañ ko joxe fichier bi. élection législative yi nag defuñ loolu mais biñ dafa gën a bon Macky Seck yi xam nga li xew Touba tey Macky Sall moo ko tey ba 17h 18h vote amul am na yeneen dëkk nag yoo xam ne tamit vote amu fa te validé nañ vote yi yooyu yëpp ay vote technique la ay vol technique la mais sàcc bi nga xam ne ñun war nañ ko mën a éviter mooy yow mi may seetaan yow mi may déglu fa nga inscrire même boo bokkul ci benn parti ki nga xam ni moom nga nar a sànnil xob demal ci foofu nga ni leen man fii laay voté dama bëgg a siéger bu ko defee jour bi ñuy wàññi xob yi ma fekkee xëpp ci kaan yi bu ñu wàññee fu ñu dumaa Macky Sall bourrage d'urne du am ba fi ñuy sceller urne yi PV bi ba keroog ñu koy bind ngeen fekkee loolu mën na am mën nañ cee génne mais aussi waxoon naa ko sama live bële passé te am na solo torop il faut que Macky mënuñu dem ak moom élection sans seede su ma waxee seede nag mooy la communauté internationale en l'occurrence la CEDEAO ak l'ONU waaw Nations Unies dafa war a ñëw certifier élection yi loolu moom xoolal ay Idrissa Seck ak Ousmane Sonko ak yooyu nañu dem lijjanti loolu bu ñu nangu dem élection te amuñu seede communauté internationale foog mu fekkee démb Modou Bane wax na ko
communauté internationale bu fekkeewul nag amuñu chance man gëm naa ne duñu am chance pour duma Macky Sall parce que boobaa moo ñëw pour doole ay doomeram la jiital ci armée bi ay doomeram la jiital ci police bi ak gendarmerie bi des gens qui sont là au lieu de servir le peuple Macky Sall la ñuy bëgg a servir pression internationale nag bu amee ñu ne ko Macky ñu ngi lay teg bët de ñu ngi lay xool ñu ngi lay gis ñu ngi gis boobaa Macky Sall am na yoo xam ne du ko mën dootul am issue même bu conseil constitutionnel bëggee joxe leneen lu dul lu PV yi wax bu boobaa dëkk bi day tàq par force waaw dégg naa ñu naan di waaw man moo ma gënal dëkk bi bañ a tàq mais bu jaree taal ñu doom ko billahi bu dëkk bi jaree taal Macky Sall bu fekkee ni daf ñu bëgg a war mbaam dem ba élection ñu duma ko duma bu leer nañ conseil constitutionnel am bi nga xam ne ay jaam doon nga fa nekk bëgg a joxe leneen lu dul la décision du peuple billahi boo fa amatul mais lan mooy bu dëkk bi tàkk garaawul waxul naafiq yooyu te dinaa ñëw nag ci naafiq yi nañu bàyyi naafiq quoi Sénégal moo bëri naafiq ñun suñu premier problème naafiq la gis dëgg ne duñ ko wax Sénégal dañuy gis dëgg ne non comme diw la duñ ko wax dëgg mani nañu moytu naafiq billahi nañu moytu naafiq gis nga dëgg dafa neex ay dëgg dafa métteeg dëgg dafa neex soo ko waxee wala nga jëfe ko soo tëddee nelaw man su ma leeree ne li may wax du dëgg wala mu leer ma ni mënuma koo wax duma wax safaan ma damay tëj sama gémmiñ je la boucle jaajëf Malika waaw one love ñu ngi lay nuyu na nga def j'espère que waa États-Unis ñëpp a ngi ci jàmm voilà barki démb sama anniversaire maa ngi ñaanal Assane xam nga yàlla delloo ko si ko xam naa ni namm nga ko moom it namm na la voilà dinaa ci ñëw parce que tiitre naa ko Sénégal dañoo mën a maslaa ay nëppal di bës xam nga waaw nangam fii bu benn porte-parole ñëwee wax naka sudul noonu lu tax waruñ ko ne yow li nga wax du noonu au nom de quoi ñoo fi nekkal ban diine lañ fi nekkal yàlla kan la mandaté ne dem leen waxal ma arrêté waay ñun ñoo man en tout cas personnellement man maa jugal sama coobere bopp dem ba ki ma doy ma ne ko yaa ma doy moo ma doy nag signifiewul lu mu wax rek ma ni gongo ba ci biir parti politique yi boobu démocratie amu fa benn nit mooy bumi nit ki bu juumee gis nga nit da ngay ànd ak moom ci dëgg te loolu lañu yàlla sant yàlla nee na nañu ànd di waxante dëgg tey diglante muñ dëgg ak muñ nañ koy diglante mais naafiq lu nit def nga ñëw maslaa tey jii nii képp kuy défendre Macky Sall naafiq nga ak foo mën a far noo mën a sant koo mën a doon foo mën a ne nag parce que Macky Sall est indéfendable koo xamante ni depuis xawma 2013 ba néega ni politique naka lay def ba am deuxième mandat mënuñu fi énumérer njaaxum yi xew ci Sénégal yépp ku taxaw di défendre Mansour Faye nga xam ni ñaata milliers de Sénégalais la xañ ndox Marème Faye Sall naafiq yi ñooy tëb naan ay Marème Faye nii man nee naa leen man Marème Faye laa gëmul billahi wallahi man ay sénégalaise laa gis nga man tubaab bu baax moo ma gënal sénégalais bu bon man sénégalais boo bonee jaaral nee ma jaar nee voilà parce que racisme bi aussi man je suis nationaliste je préfère ki nga xam ne moo juddoo Sénégal doon sénégalaise moo ma gënal ah oui
mais tamit signifié wul que ni ki bon ci Sénégal moom laay privilégié ki baax feneen déedéet loolu yàlla waxu ko fenn voilà Marème Faye nag baaxul elle est très mauvaise waaw Marème Faye Sall laa wax nag elle est très méchante waaw parce que boo nekkoon jabar ju baax Macky Sall waxuma sax Ablaye Wade nga xam ni moo leen génnee seen puxus boobu noonu ngeen nekkoon derkele waxuma Ablaye Wade de voilà ndax moom sax am ngeen contentieux Ablaye Wade am na nit ñi jaxase nañ leen nangam ak nangam mais Khalifa Sall 2009 quand tu étais dans la dèche ay Abdou Mbow ay Seydou Gueye di taxawaalu lu ñu jëndee journal sax amuñu ko Khalifa Sall caisse d'avance bii ngeen ko toppee ci la leen doon dundale yéen ñëpp ngeen ciy joxe dépense parce que daf la bëgg a xañ sa deuxième mandat Macky Sall boo amoon jabar ju baax Marème Faye mooy taxaw ne la Macky seetal beneen yoon mais Khalifa mën nga def lépp ba mu def tëj ko kaso kon Marème Faye est très mauvaise buñ fi nekk nag naan justice moo tëj Khalifa Sall ndax justice tëjul Khalifa ban justice Sénégal dafa amati justice c'est un semblant de justice Marème Faye laa wax nag waxuma keneen ki ngeen di wax première dame xawma lan ak lan ba muy nekk Macky Sall nekk na fi ministre de l'hydraulique nekk na fi ministre des mines nekk na fi premier ministre de l'intérieur président assemblée créé fondation Marème Faye Fatick xamante nañ fa Ndar ga nga dëkk defaroo fa gàtt Mansour Faye yi ñëpp dañ leen xamoon Macky Sall ne président de la République fondation Marème Faye Sall mère Teresa gàtt elle est très mauvaise man maa ko wax man yooyu ngeen di def yëfu naafiq yooyu Macky moo dëgër bopp mais Marème baax na fu mu baaxee lan la jabar di jëriñ góor man pour man c'est pas le sexe jabar c'est pas pour uniquement le sexe waaw fii ñi am soxna ñëpp naw seen jabar balaa ñoo dugg ci dara dinañ ci au moins balaa ñoo tëdd sax dinañ ci waxtaan jël opinion man balaa maa def dara dinaa jël sama opinion soxna du question de daf ma jiital wala dara mais nit ki da ngay déglu balaa maa def dara def sam papa dama mooy loolu man sam papa bi ma jur man fu mu toog loolu la may njëkk a seedalee mais kii diw de balaa moo def dara ak lu mu mën a doon dina ma woo wax ma laaj ma ci sama xalaat man noonu lay fonctionner donc nañu bàyyi naafiq ay diw dafa baax gis nga tey jii nii lii ngeen nekk di waxal Marème Faye Viviane doon na ko dégg Elisabeth Diouf doon na ko dégg suba Marème Faye Sall dootu ko dégg gis nga rakaay boobu foog ñu jugi fi nag genre ay mbay peex nga xam ni seen marteau bii kilo lañu yor di dóor duñu mës a doyal ay poosu grand boubou yoo xam ne day nekk 1 kilomètre de profondeur waaw dañuy dugal rek duñ doyal waaw duñ doyal dañuy dóor rek muy dugg di dóor rek muy dugg kese loolu nag foog mu jeex fi quoi sincèrement man ça me tient à cœur que réew mi enfin dox normalement waaw menuisier bi bu xëyee wàcc du soxlaatuñu ay dóorkat yoo xam ne tey mooy loolu quoi franchement on en a marre dafa jot réew mi tegu ci raay yi ñu liggéey ko ay mbay peex ban njëriñ lañ am ci société ban njëriñ nañ ko wax rek nañu wax ban njëriñ lañu am ci société bi lu dul dóor ak fen non Baron sa mbokk yi kay yow laa ciy seet rek yow laa ciy seet mais ñuy jéggalu bu wér en tout cas li wér tuur mooy Macky Sall moom na xam ni en éliminant mu ngi soustraire Karim Wade
mu ngi soustraire Khalifa Sall mais mënu soustraire ay militants ak ay électeurs am kooku na ko leer waaw. Donc ñu xam ni ak lu mënta am rek waa jërëjëf Saliou Ndiaye man moom mooy loolu aw ma yar aw ma teggin kooku moom bu dee lu la neex nga bëgg a dégg ci sa nopp yi doo ko dégg ndax mooy li ma la wax rek Sénégal boo nee nit ñi ay naafiq lañ ñu ne moo yar xam nga lu ñu bëgg a dégg Sénégal lépp gongo Sénégal kay lépp waaw fii ndéewum jàmm la maslaa yooyu yëfu naafiq yooyu man sama bàmmeel saa yi su may tëdd dama koy xalaat doomu aadama buy dund nag laa wax doomu aadama buy dund ci kaw suuf du ma tere wax dëgg su ma ko naree wax fenn di wax leneen lu ay safaan ma noppi waaw su ma ko naree wax rek mooy loolu. léegi nag élection yi comme ni ma ko waxee rek kenn ku ci nekk moo xam ñi nekk Italie France na leen bu leen naan ay jaraluma ko ñoom ñëpp a yem déedéet il faut que mu am suivi bu ñu bëggee def révolution dafa war a am suivi révolution mën na nekk mais il faut que ñu jàpp ci ñun tam il faut que ñu jàpp ci sinon rek du baax tant que ñun jàppuñ ci rek du dem moo tax ci bisu élection ba di ngeen gis ay Grand Yoff Grand Dakar Médina ñu tijji bureau de vote yi 14h 15h ba peut-être 16h sax Dakar moom loolu la Macky Sall nar a def waaw ñu naan ay non dafa am ay léger retard bureau de vote bii nii 16h la ibbi élection législative yi laa toog di déglu ñu ne ma ba 17h am na bureau de vote yu tijjeegul ba 17h waaw parce que xam nañu Macky bu tijjee léegi li ñuy def mooy tijji ko 16h te bi li gën a garaaw bi 18h pile jotee 18h pile dañoo yabal GMI yi ñu dàq ñëpp tëj bureau de vote te bureau de vote yi mu ngi tijji presque ay 17h loolu mooy vol technique mais man fi may voté bu ma fekkeewee su ma fekkeewee nekk ci biir fi ñuy sànnee xob bu ñu naree jël ñaar Macky am benn ñu bu neew noo 10 la am dinaa bañ ki ànd ak keneen dina bañ ñoom parce que ñoom benn représentant lañ fay am yeneen candidats yi am ay représentants yu bari kon boobaa Macky 1 contre tous lay doon kon nañu bàyyi xel loolu. voilà donc Macky Sall ci jëmi boppam parrainage am bii nii ragal naa day dem ba ci biir bëgg koo annuler parce que parrainage bi en fait tricherie la rek tricherie la lan moo ko tax a jóg segg am latitude tànn ñi mu bëgg a dajel kàppet nag ragal weesuwul lool buqat waaw di ñeme say moroomu góor buñ paxee ban li ma ci gën a naqadi fu ñu la fekk yaa ngi bàqu say ñoño ngi bàqu tat ragal nga tàppet nga man loolu ma ci gën a métti waaw fu ñu la fekk yaa ngi bàqu yaa ngi tëb di dal faccacaa waccaacaa dara tous tàppet la waaw parce que bu tey boo permettre Karim permettre Khalifa ragal nga mais ñoom ñaar de nga éliminer leen nga ñàkk leen éliminer ñi leen naroon votel yi tuñu la votel man maa ngi ak suma carte d'identité bu dee benn laa wax moo nar a folli Macky Sall yàlla na doon sama bos bu dee benn carte d'identité laa wax moo nar a folli Macky Sall yàlla na doon suma bos waaw élection yi jaar na yoon nag jaar na yoon mooy que ni mooy loolu waaw deuxième tour duñ fa yegg ak moom deuxième tour kay ay pur la ñuy xalaat PDS xalifiste wala leneen mais Macky Sall moom mooy loolu seen nguur jeex na billaahi wallaahi
ñii wër di wax nag naan Macky Sall gagné na ba pare parce que dañ ko déedéet Firawna bi ko Moussa di mbugal bi yàlla yi dooleel Moussa boobu temps la gën a am kàttan dem leen xool histoire ñi daanu ñëpp dictateurs yi daanu yëpp yàlla buy rocc gis nga yàlla buy rocc du ñëw rek du nekk lu ñuy gis sirru bi la naan ciix jël buy rocc laa wax yàlla buy rocc du nekk loo xam ne day ñëw rek naan nii nit ñi di ko gis nañu bàyyi xel loolu bu baax jël leen ko exemple ci kii ay Mbaye Gueye yii Mbaye Gueye bërekat tey fan lay dox ba nit ñi di ko topp te pourtant amoon na ay jamono Mbaye Gueye amaana mooy loolu Mbaye Gueye sax dafa sori Mouhamed Ndao Tyson nga xam ni man mën naa ne mooy menn mbër boo xam ne man gis naa otoom topp ci di daw ndax cofeel gi ma amoon bëgg gi ma bëggoon Tyson tey Tyson xool leen Tyson rek bu génnoon tey jii nii à part ponkolaayam wa ay kii Tyson a ngi nee loolu rek nga ciy am Tyson du woon génn fenn te nit ñi duñ ko topp bayrem boobu noonu bi ko yàlla di rocci tàgguwu ko daf ko ñëw rek ni ko ciix jël Macky Sall nag amul bayre li mu boolee bëri amul bayre amul mënul wax amul caaj charisme xam nga éloquence mais Léopold Sédar Senghor lu mu télé bu mu saan toog door costume rek nga kontaan bu waxee rek moo xam olof séeréer loolu mooy éloquence waaw loolu mooy éloquence Abdou Diouf noonu Ablaye Wade moom waxi noppi Ablaye Wade bu taxawee wax jamono ji muy nekk opposant président lépp nga xam mais Macky Sall Mariam zéro chat zéro éloquence bayre zéro xawma bayre bukki nga amoon xawma parce que bayre bukki souvent day def lii waaw nit ñi ci lu musiba rek lañ lay tudd ci musiba rek ñu la tudd mukk ci lu baax musiba rek waaw loolu moom bayre bukki da koy def waaw amaana te bu fekkee ne da ngay jaakaar ne ay sëriñ maa mën xawma ay sëriñ nangam sëriñ bu fi mën falaate amul man maa ko wax parce que ay sëriñ yu gën a puissant yi fi ne ay xërëmkat ay njabarkat ñoo waroon Firawna mais lu ñu def yàlla dindi kon ñun xoolal nañu def li ñu war rek te wàkkirlu ci yàlla nañu def li ñu war wàkkirlu ci yàlla billaahi wallaahi Macky day dem billaahi day dem waaw man awma ci sikki sàkka ni muy demee nag xaw ma ko yàlla rek a xam xaw ma ndax dañ koy duma mu def comme ñi ko jiitu woon bañ a saltel démocratie mais loolu gëwuma ko man waaw ñu gagné Macky Sall mu jël téléphone am ne Idrissa Seck félicitation wala Ousmane Sonko félicitation wala keneen loolu man gëwuma ko Macky Sall baaxewul noonu waaw moom kay dina fexe nu mu mën même buñ ko gañee waaw amaana foofu nag mooy surprise de sa vie parce que ñi muy teg pion yooyu ñoo nar a ñëw ne ko saay duma nañ la li nga wax nii mooy loolu waaw duma nañ la il faut que tu dégages comme jàmme rek comme yaay jàmme rek foofu la Macky Sall nar a am surprise moo tax kan la ñu jara bloqué ma bloqué ko gaaw kan la si ba kan mooy ruube parce que liiruma commentaire yi sànq ba tey wax leen ma turam léegi ma bloqué ko ñun kenn duñu yàqal ñun Macky la ñuy waxtaanal quoi waxtaan bi xam nga da ngay déglu yaru parce que man awma habitude sax di bloqué mooy loolu voilà mooy loolu quoi parce que franchement xam nga dugg war a ay démocrate lañ xam nga ay démocrate lañ nit ki mën nga exprimer wu mais boo ñu bëggee nag di ñu saaga ak attaqué ak yooyu ñun Macky la ñuy waxal waxuñoo ak yéen am leen yar voilà léegi comme ni ma ko doon waxee rek Macky moom kala ala kulli ali
waaw kay jërëjëf waaw jërëjëf Saliou Ndiaye dégage acca voilà donc Macky Sall ci jëmi boppam il dégagera waaw moo xam ci mbedd bi moo xam neneen mais man dina confiscation du pouvoir moom dina ko jiim loolu certitude la ci man parce que connaissant l'homme Macky Sall ak ni mu brusqué nga xam ne Macky dafa soxor dafa brusque waaw du kuy woo Ousmane Sonko ëllëg mbaa Idrissa Seck mbaa keneen naan kaan félicitation gagné nga ma déedéet Macky du kuy def loolu Macky li muy def kay mooy di jéem a woo ay contact boobaa ngay xam ni lépp dëgg la foobaa ngay xam ni Macky ñii la wër ñëpp waxuñ la dëgg ñii taxaw naan laan Macky lépp gongo tamu leeral ne yow en âme et conscience gat baaxul Sénégal rien ne fonctionne boobaa ngay xam ni wéet baaxul yow kese boobaa man période boobu maa ngi ko tuddee la période du sauve qui peut période boobu mooy période du sauve qui peut duñ la mënal dara boobaa yaay jékki-jékki gis général bi nga nommé sax pour jàpp ne moo lay manipuler mu wor la parce que workat nga waaw parce que Olof Njaay nee na soo waree daaw ba ren mu jik la du yow dañ la koo jiiñ te mag kenn jiiñu la dara lépp yaa ko def yaa wor Ablaye Wade yaa wor Khalifa Sall waaw workat nga moo tax man j'en suis sûr que ni scénario boobu dina am ñi la jege nii ay Talla Sylla ay Tanor Dieng ay Moustapha Niass bain de sang rek lañ lay digal tire sur la foule loolu lañ lay sant ay Tanor yii nii rayal ñépp mais bul nangu dem yooyu lañ lay gëmloo loo tiire bu boobaa nit ñi jéggi dal sa kaw su ma amul paas sax dinaa dox ñëw billaahi wallahi Sénégal daal li may jeexalee sama gaay yi mooy que ni nañu gën a dëggu nañu gën a dëggu bàyyi naa fiiq am na loo xam ne bëgguma ci woon wax sax mais foog ma sànni ci tuuti grain de sel gis nga nit ku mat amul waaw parce que gis naa temps yi xam nga ay affaire de xawma GoFundMe ay xawma lan moom sax bloqué na ma ndokk garaawul li muy def baax na baaxul duma ko juger ci loolu mais Sénégalais yi nga xam ne ñooy taxaw ne dañ koy défendre par force ne li muy def baax na nit ki bu juumee bu defee naka sudul noonu ak loo ko bëgg waay dee leen wax nit ñi dëgg même bu ñu bokkee combat bi tey Galsen amul sañ-sañ bi man yabeewuma noonu gars yi fii ne leen cotiser leen am naa sañ-sañ nag ñëw ne damaa sonn dimbali leen ma kooku ñëpp am nañ sañ-sañ bi ñaan ndimbal ñëpp am nañ sañ-sañ bi nit ñi joxewuñ nga ni da ngay bàyyi man pour man loolu mooy loolu man duma bàyyi billaahi wallahi taalaahi lu connexion di jar dinaa ko jaayante duma daw duma tàyyi defal lu ma leen ko sama bopp laa koy defal d'abord pourquoi ñu leen di gëmloo combat bi kii yéen lay waxal wala yéen lay defal man avant ma leen di waxal yéen man sama bopp laay waxal Assane Diouf bi mu taxee daf ne xoolal sama bopp laay saagal d'abord après saagal leen yéen kon buñ fi bëggee nekk di forcer naan booy xawma lan combat bi buñ bëggee mu dem ban combat xam nga nañu may quoi nañu wàcc suñu xef yi waaw nañu wàcc suñu xef yi quoi bàyyi yooyu ñuy gëm moom mën nay def ay live am mooy loolu buñ ko joxee baax na buñ ko joxul baax na am na droit nag laaj am na droit laaj kooku kenn mënu ko koo tere mënu bu ko neexee tijji GoFundMe bu ko neexee woo ku mu neex ne ko dimbali ma nangam am nañ ci sañ-sañ mais nit ñi joxe wuñu nga ne da ngay bàyyi nit ñi joxe wuñu nga ne da ngay bàyyi di bloquer nit ñi dem woo nit ñi yow way mooy menacer méfie-toi ak di menacer nit ñi dañoo ragal wala leneen ñun ñuy dal ci kaw Macky Sall
ki yore doole tey ci kawam la ñuy dal sa séntuwuñ ci dërëm man de séntuwuma ci dërëm awma benn nag kii personnel boo xam ne dama koy régler moom wala dara mais dëgg bu jotee nañ taxaw wax dëgg bi on peut pas en train de polluer le combat ba pare ñu naan non non waaw combat bi nii combat bi naa soyons sérieux man de wax dëgg yàlla man ba ma koy wax xëy ne fàttaliku leen ko de man nee naa leen benn star laa am benn liveur laa am muy Assane Diouf à part Assane keneen daaneluma Assane man moo doon laal fii métti moo doon wax li may yëngal et taxaw di ñu raconter des histoires buñ bëgg ñu gëmloo que ni wala adduna bi ça se limite à là nit ku nekk sa droit dañ la koy nangul mënuñu nekk ne dañuy xeex injustice dañuy xeex ngir démocratie ba pare di ko jëfe waaye kenn du Assane waaye may leen Assane Diouf ay kër Assane Diouf kenn du moom billaahi wallaahi waaw di gars yi bëri sax nag ñu ci bëri dañuy kii Assane Diouf ñii rek di associer turam mais Assane jegewu leen de près ni de loin ni de près ni de loin yemu toog ñoom sax Assane est intègre il est digne Assane Diouf dégg naa ñu ko fi xas naan kaan waaw xaw ma ñaata at nga def ko États-Unis xaw ma lan indaale woo gat yéen a mën a dul Assane Diouf xoolal Assane Diouf laa wax même bu fekk mais yàllaa yor wërsëg laaj leen Malika Oubaka mi duggoon sànq am na benn vidéo bu mu mës a dugal Assane di daaj taabal bi muy jaayee di ko defaral boppam Malika xoolal di ko filmer boobu dafa am lu mu doon wax man bi ma gisee vidéo bi dama ci gis sama bopp parce que man noonu laa mel man ouvrier presque lu bëree bëri maa koy defar suma bopp nan warrior xam nga naan kaan warrior guerrier Malika di ko seedeel loolu nekk naan kaan warrior guerrier bi Assane di daaj taabalam xoolal Assane nëbbul ne taabal la ren de yàllaa yor wërsëg yàlla moo yor wërsëg Thione Seck woy na ko sa wërsëg bu dee ñëw bu mu fàlle moo koy xëcc bu dee dem ceenu bato mënu koo téye dem na uti am na amul on s'en bat les couilles voilà Assane musul toog di expliquer ay histoire dañ maa dàq ak nangam déggu na fii génn na fii et puis quoi man forcé wu leen ma de am naa fulla bu toll ni lii may def nii su ma ko mënatul doomu aadama duma ci téye doomu aadama buy dund laa wax mënul wax ba ma def ko mais sama conviction d'abord waaw li may may doole dëgg mooy que ni man maa pare pour jàkkaarloog Macky Sall d'abord mais ñaareel bi yéen la ay Ibrahima Faye Thiès Diène ay Marie Lakis madame Maïga waa dafa jot ay baron gars yëpp xam nga toog di la encourager yéen ñëpp ñoo xamante ni musuñ teg bët gaal seen man daal damaa gis ne daal fii moom xoolal dara du fi forcé voilà man am na yoo xam ne doomu aadama man moomu ko mënul gëmloo quoi voilà li fii nag loo fi gëm nag sa problème la mais man personnellement parenthèse la woon parce que j'ai pas l'habitude de parler des choses inutiles parce que yooyu c'est inutile mais boo gisee ma wax ci parce que dafa am ay citoyens yoo xam ne dañoo réer waaw dañoo nekk di gëlëm ñu ngi leen di gëmloo yoo xam ne mooy loolu mel ni boo joxewul waa ji da lay liggéey cott nday liggéey ñun dañoo gëm nday yooyu ngeen baal ma bëgguma woon saaga mais souvent sa xol day jeex boo gisee yenn yi nii yenn gars yoo xam ne dëgguwuñu quoi dañuy ñëw rek pour faire semblant bi moo doy quoi faisons des choses utiles di ko wax di ko jëfee waaw bañ
ibbi bopp gars yi les naïfs di saw seen bopp voilà le don de soi pour la patrie nag buñ ko waxee mooy loolu képp bépp patriote nag bu nekk ci jafe-jafe boo ko yëglee man de mën naa yëkkati la ma am akas néew même bu dee téeméeri dërëm la ma dimbalee la ko non Roni Niass gaaruwaalewu ma de Ousmane Ba laay waxal gaaruwaalewu ma déedéet Ousmane Ba ci boppam laay waxal gaaruwaale déedéet Ousmane Ba laay waxal voilà maag moom jotewuñu dara mais dëgg bu jotee dañ koy wax ku mu neex nag am nga seetaan Ousmane Ba déglu lu muy wax bége ko mais bu juumee nañu xam ne juum na bu mooy loolu voilà maa ngi jéggulu loolu parenthèse la woon mais nañu xam ni daal man personnellement li ma gën a intéressé mooy Macky Sall samay photo nag ay dinaa wane say photo ku mu neex waneel maa nëbbatuwul ndeem voilà man maa nëbbatuwul loolu na ko gaay xam voilà pour ñiy taxaw après di menacer naan dinañ génnee sa photo je m'en bats les couilles joxe leen sama adresse sama turu yaay ak lépp sama yoon nekku ci parce que combat bi fi ma ci toll nii je ne reculerai devant rien dama am kilifa nag waaw dama am kilifa waaw dama jokk ci koo xam ne tey dama ko jox cër mais itam sama baay ma teg ko fu ma tegul kenn kuy dund kay ma am baay boo xam ne dama ko teg foo xamante ni teguma fa kenn kuy dund laa wax kon tey jii nii bu ñu jàppee ni nit ngi mu ngi camouflé wu ñu jaay kii dafa ragal kii dafa nangam ku nekk rek ak ni la yàlla bindee waaw kon ngeen maa ngi jégalu bu wér di jaajëfal ñëpp di bëggee ñëpp waa Roni loolu man en tout cas ñun waa dafa jot ci la ñuy dox ñun waa dafa jot ci loolu la ñuy dox waa Massar Diop nee na dafa bëgg a participer ok amul benn problème xaaral ma tijji kii bi nga dugg Massar mën nga demander invitation bi ci biir kii bi ci biir écran bi bu ko defee di nga dugg wax sa soxla voilà ñun ci loolu la ñuy dox nekkuñu fi di combattre kenn wala ñuy jalouser kenn bu gis nga xeex bii nii ñun dañ cee wéet boobu bu ngeen bëggee dégg-dëgg dañu cee wéet malgré que ñu ngi naan xaw ma diwa ngi live fii Assane Diouf tong Assane naa la ko xamal de tey ñii di taxaw naan xaw ma diw nangam yëngal palais bi mennum Assane Diouf c'est lui seul qui a fait trembler le palais waaw kese nag laa wax moo tax ñu def ko jëf jiñ ko def voilà à part Assane Diouf personne d'autre li ñuy def nii nag xëy na mu ngi agir ci benn mais palais ñi leen yëngal dëgg xam nañu ko Assane Diouf la mu ngi ñu coffre waaw jërëjëf Nabou Diop amul benn problème dinaa ci bàyyi xel billaahi Assane Diouf yalwaanul de Assane Diouf de billaahi waaw dignité voilà nit ko am dignité billaahi mais Massar Diop mën nga envoyer invitation bi bu ko defee ma dugal la rapidement parce que voilà kenn dafay Assane Diouf kenn la ci gaay yi voilà waaw Massar waaw mbokk mi ngi ziar bu wér jaajëf delloo ziar bu wér a wér di la bëgg waaw maa ngi kontaan ci show bi xam nga rek dama bëggoon rek dolli benn affaire quoi ndax xam nga Sénégal moom xam naa fi ñu toll nii kuy ragal moo fa nekkul kuy ragal ci boppam nekkul Sénégal xam nga lim la wax bu baax te affaire bi nga wax tamit aussi dëgg la quoi xam nga Ousmane Ba moo xam mu leer quoi Ousmane Ba gars yi dañ ko doon suivre kuy live ku ne dafa war a xam ni gars yi participer aussi da lay doole du yow kese yow yaa nekk di live yaay def liggéey bi yow kese gars yi bind commentaire aussi xam nga da lay may doole quoi am na loxo baax
lu nekk am na nuñ ko war a mën a waxee doo génn ni ku ma dimbalewul xam nga duma continuer live quoi kon moom bu waxee loolu aide yi mu doon def ak nit ñi doon feebar xanaa kooku def ko woon ngir yàlla nañu waxante dëgg quoi aide yi mu doon def ko woon ngir yàlla quoi xam nga loolu benn passage la deuxième passage bi moo di Macky Sall xam na ni moom dem na ba pare Macky Sall xam na ni dem na ba pare Sénégal mënutul ndax li xew bu musul xew mu war a xam ni xam nga am na lu koy waajal quoi te barki rasulullahi ñi ngi fii ci bitim réew mi mais barki rasulullahi xoola Sénégal rek moo ñu tax a jóg te Macky Sall moo ñu tax a jóg ñun ñëppay wàcc foofu billahi wallahi taala ñun ñëppay wàcc Sénégal te day metti lool du yomb de sama gars yi du yomb bu kenn découragé du yomb te yow man maa lay encouragé yow yàgg naa la suivre trop barki rasulullahi vrai patriote nga man xam naa loolu wala wane sa kanam ak ñàkk wane sa kanam loolu du mbir mi say argument dëgër na xam nañu say argument patriote rek mooy ay yor argument yi nga am te dam lay encouragé rek xam nga gars yi buñ la découragé loo buñ la tax a xoola di nekk fii di changer sa jikko quoi yow ni nga mel non man du ma soppeeku mukk te je serai en tout cas dinaa jéem a loyal parce que jeex na maanaam gis nga combat bi boo ko xasee ba dugg rek amatoo droit reculer parce que la nation a besoin de nous voilà billahi wallahi taala tey jii nag mooy loolu ñun am nañ lu ñu war a wax rek dinañ ko def wax nag la ñu mën a gudd parce que Basal Sarr nee na wax ji fajul dara si wax ji am na lu mu mën a faj wax ji fajul lépp nag waaw mais am na lu mu mën a faj parce que prévention boo koy def prévention maanaam booy artu da ngay wax sooy artu da ngay wax moo waral Pape Alé Niang di wax moo waral Assane Diouf doon wax Assane Diouf ay waxam tey mën naa ne tey moo ñu dugal ci lii tey kon wax dama ne la man voilà oui ma yow ak say morom Assane Diouf moom moo tax ku am fitu wax taxaw di wax Assane Diouf moom moo tax nañ ko jox loolu noonu Assane Diouf kenn mënu koo jël ci moom waaw kenn mënul am maqaama rek di wax rek am fit rek ba raw Assane Diouf kooku mënul nekk xam nga loxo nañ ko jox boobu ko ak moom képp koy liveur xam nga moom bu mu jéem a calculer boppam si Assane Diouf raw na gaay yëpp quoi ndax dafa njëkk a jóg gaay bu yàgg xam nga kenn mënu ci dara loolu moom yàlla moo ko jagleel te ñu koy ñaanal yàlla xam nga mu génn ci kaso bi nekk te gëm naa ni balaa élection incha allah Macky bu amee xel dina génne Assane Diouf te xam na ni li ko daaneel si loolu lay bokk gaay mu téye billahi yàlla na Assane Diouf génn voilà jërëjëf waay voilà jaajëf aw moon ñu ñooy jéglu te du la encouragé rek sama waaj dina la encouragé chaque fois ñu ngi lay seetaan wala combat bi moom incha allah rabbi dañ koy gagné incha allah am naa ci yaakaar de voilà kenn du dem guerre naan damay perte dañuy gagné billahi non dañ koy gagné bu sax sonal sa bopp sama waaj xoola optimisme bi nekk fii xoola Sénégal ñoo yëglu mais nous sommes très optimistes ñun waa diaspora bi xam nañ dañuy daj xam nga te barke Rasulaay man de sama bakkan bi laa ci teg de lu leer laa la wax sama bakkan laa ci teg billahi wallahi taalaay waaw incha allah 24 février moom dañuy fekk Sénégal ñun ñëpp dañuy rëjëxe foofu bu fekkee Macky mënul dégg suñuy wax ñu jaajëf Massar pour muy tele rek jërëjëf waay su waaji jërëjëf waay dina genre yi nii maanaam dañ lay dooleel mooy li ma leen di wax rek bu ngeen demee ba gis ne Galsen live atul rek jàppal ne xëy na sama kii lu ma sant ma defal ko voilà à part ça moom ragal moom xam nga gars yi dañuy fontu quoi dañuy fontu voilà dañuy toog di wax yoo xam ne amul bopp amul génn waaw nit koo xamante ne yaa ngi ba Guinée Conakry kii nekk Italie nu mu lay ñëwee di la duma ay booma kii naa nangam taan dara tous wax ji nag la ñu mën parce que nous sommes éparpillés ci jamonoy wax lañ toll donc dinañ wax maa ngi ziar ñëpp nag waaw jaajëfatee ziar Leuz Galsen mon bro Marietou Dabo di ñaan rek balaa ñoo tëj live bi xam nga ci bis bi nga xam ne tey amaan moom laa waroon tàmbalee sax mais mooy suñu maam Dabaax yàlla na yàlla yokk leeram bu wéer taas ñu ci barkeem franchement kooku man moom laay woowee sëriñ zéro faute Dabaax Malick waaw usba
débat bi élection yi ñu jëm élection yi nga xam ni moom lañ dëgmal moom lañ doon dem moom laa doon waxtaan naka la ñuy def ba jetang Macky Sall tëral ko voilà ak Macky Sall naka la war a def naka lay def ba sàcc élection yeeg plan yeeg yépp waxtaan nañ ba pare dama doon jeexal moo tax ma brossé waale sujet boobu moo tax mais du woon sujet bi voilà dama bëgg rek ci bés bi nga xam ne tey mooy bésu Dabakh Malick ñu fasal Assane Diouf bu wér yàlla defal ko liberté waaw Nabou jërëjëf waaw dama bëgg rek nañu ñaanal Assane parce que ñaan am na solo ñaan am na solo waaw nañu ñaanal Assane bu wér Assane Diouf yàlla na ko yàlla génne ci jàmm ak salaam te bu génnee yàlla na ko yàlla sotti xéwal gu mu musta am man dama ko yéene mooy loolu man nekkuma ci ñi koy idolâtre rek yooyu de déedéet Assane dama ko yéene billaahi Assane da doon live may jooy da doon live laa wax waaw Assane da doon live di xorom mu xolal gis nga bég bay jooy loolu laa doon def dama doon bég bay jooy bég waaw mbégte parce que dama amoon naqar lu ma métti Assane ñëw di ma ko waxal kon kooku mooy loolu daal ñun en tout cas ñaan rek lañ ko mënal ak yéene ko kon yàlla na ko yàlla may jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla génnee xam nga duñ ko fàtti mukk Assane Diouf forever xam nga waaw mooy loolu le xalif général de kulli liveur nag waaw barke Serigne Bamba kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di bëgge ñëpp yéen ñi nga xam ne bàyyi ngeen seen yitte ngeen bëri ngeen néew ak nu ngeen mënta toll rek maa ngi gis Wësam Massar Fifita Sister Baron Mère Ndeye Diouf Mariétou Dabo xam nga Nabou Diop xam nga madame Mayga you know Marila Miskan mouvement dafa jot ñëpp Fadi xam nga yéen ñëpp maa leen di bëggee te leen xamal ni kat xam naa ni daal anniversaire bu mel nii man musuma koo am franchement nit ñoo xam ne musuñu maa gis di ma ñaanal franchement mooy loolu daal voilà loolu mooy yéen moom yàlla laa leen di bàyyeel yàlla laa leen di bàyyeel voilà ñaan bi nga xam ne ñoo ko bokk voilà yàlla mi nga xam ne tey moom ñaan bi nga xam ne ñun moom la ñu bokk rek mooy Macky Sall dégagé te suñu réew mi révolution bu wóor am ci ñaan boobu yàlla nañu ko yàlla nangul ndax Macky Sall bu dégagé révolution bu wóor toftalu ci rek billahi wallahi dootuñu tal gis nga kii jaay day jaay kii immigration ñun sax tey jii dañuy jël suñuy valise dem ñibbi di yeewu di gis ndey ak baay waaw yàlla na révolution am ci Sénégal yàlla na révolution bu wóor te dëggu bépp politicien boo xam ne sérieux woo tubaab yi nga fi nekkal yàlla na la yàlla sànq yàlla na la yàlla alak waaw ñoom ñëpp nag waaw jërëjëf Kisma Dramé bégge naa ñëpp billaahi maman Aïda Touré maa ngi lay siyaar bu wér grand Babs Carvayo xam nga jaa ngeen jëf merci beaucoup sama gars yi maa leen di jaajëfal di leen jox daje vendredi prochain du ma fàtte sama sister de cœur nga xam ne waaw moom ci partage kat yi la Thiès yàlla na la yàlla yëkkati di sàkku ngeen ñaanal ko moom tam yàlla yëkkati ko may ko wér ndax dafa tawat franchement xam nga mooy loolu yéen ñëpp one love béggee vendredi prochain ci yeneen jotaay incha allahu taala